Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. beaucoup Ablaye kon ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu ñi nga xam ne ñëpp Ablaye tudd na leen léegi waaye ma ci ràññee rek le bureau municipal, le maire Massamba Diagne, le maire Gora Mbaye, tous les conseils municipaux, inspecteur Diallo ñu koy nuyu di jàllale suñu nuyoo ci tout le corps enseignant nuyu ñi fi teew ñëpp. surtout que temps yi dafa am yoo xam ne nii il fallait ma indi ci ay leeral du doon ay polémique mais ci lu gaaw rek parce que sooy def gestion publique dafa am lu ñuy woowee la redevabilité nga xamante ni bokkul ak li ñuy woowee la reddition des comptes. Redevabilité mooy ñi nga xamante nii ñooy say mandant da nga leen a ameel di leen jox toutes les informations ci jamono ju ne moom la ñuy def à travers le conseil municipal su amee mu nekk une séance publique mais suñ demee it ba jamono ñu am lu ñuy dégg parce que information officielle bu amul dafay favoriser li ñuy woowee rumeur du lu graaw du loo xamante ni am na benn dayo bi mais suñu devoir la ñu indi ci ay leeral dem nañ sax ba ay citoyens Tivaouane binduñu lettre ni dañoo dégg ni fële ci nekkoon foiraay maanaam daral bi dañ koy waaj a dagg def ko ay kër te gis nañ waa mairie ñëw fa di ko natt may fàttali rek ni soo gisee loolu am mooy foiraay boobu léegi existeetul municipalité bi dañu am benn foiraay bu bees boo xam ni ñi ngi ko tabax ci yoonu Pire bi diggante Yadjine ak Tivaouane mu nekk toll ci 16 hectares mu nekk foiraay boo xamante ni su weesoo ranch de Doli la fa nekk ci ay infrastructure amul ci beneen daral loolu nag waxuma ko les professionnels de l'élevage ñoom ñoo ko wax suñ fa demee am na à l'entrée des bâtiments yoo xam ne service administratif lay doon am na une partie inspecteur départemental de l'élevage moo fay def ay services am di si seet jur gi beneen partie ñun dañ koy mettre à la disposition de la police ñu def benn poste de police bu bees mais en même temps muy servir de sécurité pour le foirail te ren jii si suñu budget prévoir nañ ci loo xamante nii moo ñu permettre ñu équiper ko def fa modification yañ fa war a def ba foirail Tivaouane dina nekk foirail boo xam ne à part le ranch de Doli mooy doon foirail bi gën a mag gën a am ay infrastructures yu baax ci biir Sénégal jàppoon nañ sax ci mois de juin bi pour inaugurer ko avec le ministre de l'élevage far yàlla def li muy def ci wàllu feebar bii mais yemuñu rek ci tabax ci foirail bi nga xam ne tey boo fa demee am na zone boo xam ni pour nag yi la zone bii pour xar yi la bii pour bëy yi la am ay couloir am même fu ña fay jaay di noppalikoo am ay bassin yoo xam ne fa la ñuy naane en plus de ça y a l'eau courante électricité ba ma nga fa gis ngeen tam def nañ fa ay poteaux ci éclairage solaire mais yemuñu foofu bi ñu demee dañu foiraay ak ndox xëy na mën na cher ba dem bis bu indi jafe-jafe ndox bi yàlla defee benn partenaire un jeune Tivaouane bu tudd Makhtar Fall c'est l'occasion pour moi ma remercier ko Vieux Ndiaye bii moo ñu mettroon en contact ak ay partenaires ñu may ñu benn forage d'habitude bu ñu la ko mayee am na ñuy xalaat yóbbu ko ci tool mais ñun dañu xalaataat forage bi ñu defaat ko ci biir foiraay bi tey jii forage ba pare na ndox ma ngay ball mais nag pour mu complet mbir mi je pense que il faut mu am abattoir ndax abattoir Tivaouane ku ne yàgg na dégg coow li ciy am ci wàllu saleté parce que turu abattoir la mais en réalité nañ ko defaree woon benn local la rek bu ñu doon rendee xar c'est vrai que ñun def nañ fa effort gas fa ay fosse carrelé ko mais chaque fois problème mi ngi doon persister sauf que dernièrement biñ ko jëlee dénk ko boucher yi xëy na boobu ba léegi déggatuñ ci coow parce que dañ leen a bàyyee lépp luy taxe bàyyee leen gestion bi ba pare ñoom dootuñu ñu fay taxe boobu ba léegi solution transitoire boobu la ñu amoon. maintenant comme am nañu foirail bu bees am na forage am na loo xam ni amul feneen ci Sénégal ma ne nag ñun suñu ambition municipalité Tivaouane mooy ñu tabax fa abattoir yu bees tax yoo xamante ni nii ku ko gis dina gis ni abattoir yu mucc ayib la. ñu ni amuñu moyens yu ñu ko defee devis yi ñu njëkk a defal ci abattoir yi dafa nekk entre 200 et 300 millions ñu ni nañu uti un partenaire maanaam partenariat public privé ay opportunité la yoo xamante ni nii réglementation Sénégal daf ko joxe pour que ku am projet nga jël ay privé nga bokk ko ak ñoom ngeen seq ko mais dans l'intérêt des populations. ñu ni comme foirail yi fi mu nekkoon am na valeur nañu gis koo xam ne daf ñuy defaral abattoir yu bees tàq
tabax ko clé en main ñu dem ak moom ci fi abattoir yi nekkoon foiraay bi nekk fu ñu am lu ñu natt fayee ko mais fayewuñ ko rek jox ko ni ko def fa lu la neex dañ ko wax ni population ya ko wër seen mbébét dafa yàgg a nekk am marché kon fii kuñ ko jox da nga fay tabax centre commercial. am na nag ay opérateurs yoo xam ne d'accord nañ ci loolu ñëw nañu di ñu seet si ku ci ñëw nag di nga ànd ak waa mairie dem natti foofu ñu wan la natt boobu nag la nit ñi gis ni waa mairie ñi ngi waajal lotir fi foiraay bi nekkoon def ko ay kër kon réeroo la boo xamante ne nii moo ci am ak aussi tëjuñu suñuy bunt ku bëggoon la bonne information soo ñëwee laaj ñu dinañu wax lan moo fay am donc may wax waa Tivaouane yëpp que ni foiraay ba ñun dañu tenir compte ci intérêt environnement immédiat bi mooy que ni amoon nañ ay partenaires yu ñëw ba ne mën nañ fa def ñaari hôtel benn centre commercial benn restaurant mais loolu yëpp actuellement nii amaguñ ci woon ay résultats yi leer mais li ñu am ci résultats yu wóor mooy abattoir yi am na 2 ba 3 prestataires yoo xam ne ñëw nañu ñu ngi ñuy defal offre def fa abattoir yu bees tàq am surpresseur am lépp lu abattoir bu bees di am suñ ko tabaxee ba pare ñu évaluer ko xool ñaata la dem xool valeur du terrain parce que bu leen fàtte ne y a un décret buy wax zone bu ne mètre carré bi ñaata lay jar sur la base de ce décret là ñu calculer espace bi nu mu toll calculer espace bi nga xam moom lañ ko ci war a jox par rapport ak investissement bi mu def pour abattoir yi ñu fayee ko mais on est allé plus loin dañ ni ko ñoo lay wax li ñu fiy def ndax population yi wër fii dañ soxla marché kon foofu dañ fay def un centre commercial ak bépp infrastructure d'intérêt public kon vraiment loolu dama nekkoon lu ma bëggoon a indi ci leeral du ma ci sori ndax je pense que leer na nañ si bopp nit ñi si par extraordinaire am na ku ci bëgg beneen leeral tamit soo ñu si poser question dinañ la répondre mais les citoyens tivaouanois yi seqoon lu ñuy woowee aar li ñu bokk binduñu nii ma leen ko waxee noonu laa ko bindee jox leen ko invité leen it ni leen nañ dem visiter ji foiraay bu bees bi pour su ñuy wax ak nit ñi ñu xam defe naa sooy critiquer tam boo gisee lu positif war nga ko mën a wax pour xam lan moo ci ne ñaareel bi invité naa leen ni leen lépp lu lëntati seen xel au lieu ñuy génn ci réseaux sociaux yi man nag yàlla may na ma ba comme man du ma dugg ci ay Facebook ak yooyu dañ may nettali rek bala ñuy génn di wax loo xamante ni demeewul noonu suñ ñëwee fii ils auront la bonne information et je réitère ce que je dis un maire n'est pas un maire de parti un maire waa Tivaouane yëpp la muy opposition muy pouvoir muy ku deful politique amul xàjj amul seen ku fi ñëw soxla information dinañ la ko jox kon loolu à leur endroit et à l'endroit de tous les Tivaouanois ku am loo xamante ni lënt na sa xel soo ñëwee fii les services municipaux sont là pour leeralal la donc au total retenez que l'ancien site foiraay bu njëkk ba retenir leen que ni liñ fa prévoir mooy ku ñu defaral abattoir yu mucc ayib ci biir foiraay bu bees bi nga xam ni dañu fas yéene même bu Covid bi jeexee def ko luuma waxtaanoon nañ ci ak professionnels yi bañ jàpp bésu àllarba dañuy def luuma Tivaouane parce que dañu gis ni loolu bàyyi ko noonu yàq la incha allah ministre bi na ñëw inauguré foiraay bi inauguré forage bi ñu tabax fa abattoir yu bees tax am na sax ñu ñëwoon nit ñu su ngeen d'accord léegi semaine prochaine ñu commencé ñun ko déedéet nañ ñu may ñu ut offre yu bari xool bi ñu gënal bi gën a baax ci Tivaouane ñu jël ko donc nañu retenir ni dinañ defar ay abattoir ci foiraay bi foofu ñu fay leen ko ñu def fa centre commercial ak leneen loo xamante ni njariñu askan bi la